Assalamu alaikum mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal ci suñu chaîne de télévision YouTube bi di la GMTV di chaîne de télévision bi nga xam ne mooy xalaat bu bees ngir njariñu askan wi tey nag ñu fas yéene am benn taxaw seetlu waxtaan ak yéen waxtaan bu am solo bu soxal Afrique yépp ndax delloo bi ñu war a delloo aar bi ñu sàccoon fii ci Afrique ca jamonoy colonisation bi ci lañ fas yéene waxtaan ak yéen assalaamu aleykum monsieur Guèye na nga def. maa ngi fii soxna si ana waa kër gi. waa kër gi ñu ngi ci jàmm. mbaa yéen a ngi ci jàmm. ñoo ngi ci jàmm. alhamdulilah yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm macha allah alhamdulilah di sant yàlla. monsieur Guèye fan la aar bi ñu war a delloo Afrique nga xam ne tubaab yi notoon suñu maam yi ñoo ko fi jëloon yóbbu ko seen réew yi aar bi ñu war a delloo si fan lañ ci tollu ba tey. jërëjëf soxna si ci thème bi nga choisir thème te tey jii di thème bu am solo. rawatina ci nag te jamono ji nga xam ne digganteeg Europe ak Afrique daanaka rek demewul noonu ndax problème ouverture frontières yi ak ni ñu jël ak ni ñu jëlul. ubbi bi effectivement. Alors déjà donc par rapport à cette question xam nga réew mu mel ni France nee na juróom-ñeent fukki junni ci ay masque ki yu demee noonu nga xam ne lu amoon ab solo la ci Afrique yóbbu nañu ko. loolu nag bañ ko xaymaa nekk ne téeméer bu ci nekk bu Afrique defoon jamono jooju ñu fi nekkoon ñoom juróom-ñeent fukk yi rawale dañ ko mu dem. yóbbu nañ ko seen réew mooy lu njëkk li. ñaareel bi mooy soo jëlee Angleterre nga xam ne mooy Grande-Bretagne. ñoom soo ko xoolee ñoom ñoo gën a garawle parce que ñaari téeméer ci junni ci ay masque ak ay objets yoo xam ni ci suñu aada yi lool moom lañu rawale dem te xam nga objets yooyu dafa am solo ndax dafa am valeur boo xam ni dañ koy def seen musée nit ñi ñëw di louer maanaam wala dagg ticket di fay boo baag léegi dañu ko fa tax a téye leen comme bu yaatu léegi nag lànk nañu nee nañu dëgg mënuñu delloo loolu effectivement nga xam ne ñun waa Afrique yi ñoo ko moom. waaw lu tax réew yooyu bëgguñoo delloo liñ sa aar bi ñu sàccoon Afrique lan la. alors question bu am solo nga posé noonu. ñoom nag soo waxee ñun daal ñetti mbir tax du mun nañu leen ko delloo. ñun leen lan la ñu ne yéen amu leen foo ngeen ko denc waaye ñi ñëw yabaate dëgg te xeebaate. te xeeb africain yi. yow yaa ngi sàcc nit. yóbbu ko. denc ko. nit ki ni la delloo ma li nga ma sàcc nga ne déet amoo foo ko denc waaye di loolu yabeel mënut a weesu foofu. kenn mësu ko gis. xam nga soo gisee may xeex ci mbirum africain yi pour bëgg ñu gën a xam ñooy ñan. yu mel nii rek a tax ni yabeel dafa baax. alors mooy li ñu njëkk a wax te alors que soo xoolee musée yi am il y a 500 juróomi téeméer ci ay musée yu mën a denc yooyu mi ngi ci Afrique. waaye ñun yéen amu leen fa ngeen ko denc jàppal ma benn. ñaareel bi. nee nañ non yéen keroog maa ngi dégg ministre des affaires étrangères bi yor bitim réewu France Yves Le Drian mu doon wax naan waaw non léegi daal dañoo war a fàtte loolu xalaat andi war a ñëw pourtant ñoom bi nga xamee ni Allemagne demoon na guerre deuxième guerre mondiale ba mu pare dañu ne Allemagne lépp loo fi yàq da nga koy defaraat waaye xoolal ma loolu rek Allemagne dafa mujj di ko defaraat ñu koy teqal di ko daggal ba mu fay lépp ba pare ñun lii duñu leen ko delloo ñetteel bi mooy dañ la naan dee bari ñu leen a delloo yëf yi dañoo war a ñëpp ñi nga xam ne ñoo colonisé woon toog waxtaan seet nan nañ leen koy delloo boobaak léegi nag ñooy yëpp ay fuite de responsabilité te man kat dama jàpp nii bien boo xam ni yëfu jàmbur soo demee ba jël ko rawale ko nit ka gis ko dafa ko war a delloo loolu la yàlla bëgg ci yoon loolu la aada wax te loolu lañu war a def moo tax ma ni loolu foofu moom juum nañ ci juum bu mag a mag pourtant ci réew yooyu ñoom dañoo am tënk ay loi yoo xam ne dafay sàmm àq ak yelleefu doomu aadama mais li nga wax dëgg la foofu déjà andi nga une question juridique mbirum yoon te loolu am na solo effectivement loolu la ñu wax te dëgg boobu lañu def seen constitution waaye nag dañoo ñaw ba seen législation boobu ngay wax noonu di fàttali dañ koy def loo xam ne dañ ni lépp lu ñu rawaleete rek ba mu dugg ci seen biir rek mënatuñ ko delloo ba ñu ñoo yabaate dëgg te ñàkk ragal yàlla
nee nañ kenn mënu ko delloo te nee nañ am na jamono joo xam ne su fa tolloo mënoo fexeeti ba delloo ko à moins que ab loi ñëw changé ko loolu moo tax ba nga gis ci boobaak léegi dolli wuñ ci lu baree bari ci réew yooyu te man dama jàpp ni loolu te dëgg baaxul ci ñoom baaxul ci jàmmi àdduna également mbas yi ngay gis rek yu bari yi ngay gis nii rek ay àq la rek yoo xam ni moo dajaloo ba toll fii yàlla di woon na boppam effectivement. kon daal ñoom bi ñu xaatimee seen xaatim àq buy sàmm àq ak yelleef doomu aadama dañ ci dugal benn ndëgg sërëx. dañ ci dugal benn ndëgg sërëx ni nga ko waxee. te c'est une très bonne analyse. te ndëgg sërëx boobu ñu ci dugal loolu. mais africain yi lay lool parce que ñoom. seen intérêt lañ xool. adduna dafa jubati. adduna dafa dëng. adduna dara doxu ci dëppoog li suñu borom bëgg. te man dama ne il faut que africain yi am fulla ak fayda pour que loolu nga xam ne ñoo ko moom seen maam yi moom ko ñu delloo leen ko effectivement. monsieur Guèye boobu ba tey est-ce que am na ay aar yoo xam ne africain yi ñoo ko moom ñu delloo ko seen borom. waaw parce que effectivement France barki démb delloon na 21 ci ay œuvre yoo xam ne Bénin ko moomoon. waaw xam nga loolu ci par rapport ak juróom-ñeent fukki junni. loolu bariwul ñaareel bi mooy gisoo Sénégal ba ñu indee sabre boobu jaasi jooju ñu ne woon El Hadj Omar ko ñu bari nee nañ sax du dëgg. ñu bari nee nañ loolu dañoo jël loo xam ni du woon moom ñu bari wax nañ ko. mais xam nga loolu dara par rapport liñ fi jëlee woon. donc vraiment commencé nañ ko def ndànk Allemagne gi koy def ndànk bu yàggul États-Unis delloon Japon juróom-ñeenti junni ci ay hectares suuf soo xam ni ñoom ñoo ko moomoon. donc mi ngi commencé ndànk waaye nag ba tey daal doyul ban ci li ma jàpp soxna si. waaw doyul. kon ma ñëw ci sa laaj bi nga xam ne moo la gën a neex comme ni nga koy faral di waxee. ban solution. lañ war a wut pour xool ni ñuy fexe ba koom-koom boobu di suñu aar bi dellu si fii ci réewu Afrique yi. très bien c'est une très bonne question. comme ni ma la koy waxee toujours rek ndax chaîne bi. chaîne du penser autrement la xalaate neneen la. xam nga àdduna waroo ñëw rek ñu xalaate neen rek tënk ci ñëpp déedéet dañ ko war a lànk. ndax yàlla ba mu doon joxe nit ñi xel pour que ñuy xalaat la. man nag yaakaar naa li ci njëkk. mooy il faut que réewu Afrique yi dajaloo dem laaj li ñu moom. au niveau de l'Union africaine. ni jox leen ñu li ñu moom. moomu leen ko ñoo ko moom li lay war a soli jox leen ñu ko. mooy lu njëkk li. il faut un plaidoyer. def ay argument leen jox leen ñu. mooy lu njëkk ñaareel bi moo di. man dama jàpp ni. foofu dama fi bëggoon a dugal benn laaj bu gàtt. kon yow d'accord nga ne tubaab yi juum nañu waaye suñ njiit yi aussi suñ defoon taxawaay bi ñu war a taxaw kon tey jii duñ yegg si fii. mais soxna si li nga wax am na solo trop. ñoom bu ñu amoon fulla ak fayda. daal di taxaw ni lii ñoo ko moom. ndax mbooloo mooy doole. bu boobaa. yàlla mën naa def ba ñoom. ñëpp dégg leen ñu ne lii kat dañ leen a tooñ. waaye rek boobaa léegi ñoom ku nekk yaa ngi toog sa place rek. ku ne yaa ngi toog sa place comme ni ñu koy defee rek di seetaan rek. loolu nag moo taxoon man mu bëgg. ñoom ñëpp ñu daal di daje laaj li ñu moom. ni lii delloo leen suñu yëf. ndax ñoom bay guerre ba pare ba Allemagne defee lam def dañ ko ni réparer defaraatal li nga yàq. te Allemagne da ko defaraat ba pare. ñaareel bi moo di. man dama jàpp ni organisation des nations unies mbootaay ñi lëkkale réew ci Afrique adduna. da cee war a wax. ndax lépp luy xajamal jàmm. ak sutura ak teraanga ci adduna. dañ koo war a fexe ba du fa am. te dëgg waroon nañoo wax mbootaay bu mel ni UNESCO nga xam ne seen doom la ñoom. ni ko demal jéem a xool loolu ni mu toll. ba pare nga daal di jéem a fexe ba nu muy dellu si waat ndax ñoom kat loolu ñu jël noonu. dañ koy yóbbu di jaay. waaye illaa suñ ko jaayee ñu ngi koy def seen musée yi nit ñi di dem di ko visiter. di ci fay xaalis. loolu kon day jur koom-koom ni ñu ko waxee léegi. loolu kon yaakaar naa ni ñoom ñu au niveau boobu su ci waxoon dara baax. ñetteel bi mooy Vatican. Vatican soo ko déggee mooy kilifa réew yi nga xam ne mooy réewu nasaraan yi. kilifa nasaraan yi nga xam ñoo nekk ci àdduna. te nekk te Rome. moom nag war na cee wax.
war na cee wax ni leen kat lii ngeen def jaaduwul du dëgg du yoon lu ngeen moomul te seeni maam yi sàccoon ko yóbbu ko rawale ko dangeen ko war a delloo waaye nag Vatican boobu ba tey man dégguma ko ci te loolu war na ci wax et enfin man dama ne juriste africain yi nga xam ni ay africain la ci seen xel màcc ci mbirum comment dirais-je xam-xam yoon ñoom war nañu def porter plainte ci organisation internationale yi ni kat dañoo bëgg ñu delloo ñu suñu yëf waaye ba tey daal ma daal africain yi jaaxal nañ ma quoi vraiment dañ ma jaaxal quoi yu amee solo nii nga xam ni si yow yaa ko moomal sa bopp nga xam ni ka la ko jëlal sax bañu ni moo la ko jëlal yéen ñëpp ku nekk yaa ngi tëdd di ñaan xaalis di tàllal sa loxo waaye ñun fan lañ jëm na ñun africain yi fan lañu jëm te kaay ma xamal lañ leen soxla si gis nga tey soo jëloon lépp loo xam ne ñun jël nañ ko ci ñun ci mbirum xeet koppat lépp luñ jël ci mbirum or lépp luñ jël ci ñun ci mbirum rawale masque yooyu ñu rawale masque yi soo ko jëlaatoon ci ñoom dara du fa des dara du fa des bu boobaa kon nag il faut ñu am suñu fula am suñu fayda laaj li nga xam ne mooy suñu yëf xool nag ñoom nan lañu war a mën a doxalee waaye yaakaar naa ni kat laaj sa wàll boo xam ne yaa ko moom wàññiwul dara ci jaamu yàlla bokk loolu daal mooy réponse bi nga xam ni bëggoon naa la ko andil effectivement par rapport à cette question qui est une question très pertinente d'ailleurs c'est la meilleure question que je préfère parmi toutes les questions yi ngay poser ndax loolu day tax ba ñun ñu xalaat wax li nga xam ne moom la ñu xalaat parce que ni ñu koy faral di waxee chaque jour mooy que ne soo waxee jafe-jafe yi dañ fay teg loo xam ne mooy dindi jafe-jafe yooyu ma ngoog xam nga loolu dama ci am dama ci content parce que bërki démb maa ngi fàttaliku ñuy waxtaan ci mbirum mooy le monde bi ñu diffusé sunu émission boobu nga xam ne ci la ñu waxoon ci mbirum plan de relance xam nga jamono jooju africain yu bari dañ ci plan de relance plan de relance plan de relance plan de relance yow nga ni déet nañ ko andi taxawal bañ ko taxawee waxtaan ci seetlu ñu ni déedéet plan de relance baax na waaye am na leneen lu ko gën ci ñun loolu le monde xool xam ni loolu wuute nag li nga xam ni moom la nit ñi di wax moo tax daal vraiment maa ngi lay gërëm ci thème yi ngay indi ak ni nga koy aborder effectivement gërëm bi moom c'est partagé yow tamit maa ngi lay gërëm ci tontu yu am solo yi macha allah wax dëgg yàlla ñuy wax rek mbokk yi ñuy seetaan ne ñu ngi leen di fii ñu ngi yegg si nañ si seen njeexitali émission waaye duñ yem ak yéen fii dañ leen di jox rendez-vous lu yàggul dara ci seen chaîne de télévision YouTube bi di la GMTV di chaîne bi nga xam ne mooy xalaat bu méngoog njëriñu askan wi di leen jox rendez-vous ci fan yu néew à très bientôt incha allah jërë ngeen jëf ba beneen yoon.